toftal na fanweeri simili mbokk yi bisimila rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci TFM xibaaru marax ci ak ca gën a fës liggéeykat yëngu ci wàllum yoon di waa SYTJUST xëy amal doxum ñaxtu tàmbale ko place de la nation ba rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose yooyee liggéeykat nag la ñu leen métti mooy doxalinu nguur gi nee ñu ca accord yenu xaatimoon te itam sàmmawut ak ñoom benn yoon ca yooyu jamono toogaanu ñaxtu lañ xëy amal ci hôpital Nabil Choucair ña ko amal di liggéeykat yi bootu ci ànd gësam takk seen morso yi xonq mere lool seen jëwriñ di Abdoulaye Diouf Sarr ci kanam tuuti daañ ci dellusiwaat ak itam nañu ŋàññee liggéey ba beneen ponk mbokk yi mu lu jëm ci wàllum ger au commandant de la gendarmerie nag ma ngay dànkaafu nee na képp koo xam ne daal note de service boobee laale nga ca ci lu ni mel daañu la teg ay daan ndax te nee ñu loolu nag di ger gi dee su ko nangu ci réew mi loolu itam mooy gis-gisu Cheikh Tidiane Dieye di yëngatu ci wàllum société civile ak ay yu naataangoom ya nekk ca diwaanu Fulaadu ñoom ñëpp a maase ci genn kàddu gi ni li nga xam ne nag moom mooy ger fii ci réew mi tooke la te faaw ñu jëlee ko fii xibaaru aada ak cosaan yawo di film bu bees bu Oumar Sy muy dellusiwaat nag ci jaar jaaru benn gune gu góor waxam ku am fukki at ak ñett ngeen baal ma ak itam mag mi yawo nag dinañ ci dellusiwaat ci kanam ak ay surtout Pay Fall projection ba mu jàllee ña fa nekkoon itam ak bokk ci film bi am na ay kàddu yu nu yëkkati tàggat yaram ak sunu gayndey handball yi nag ñoom ci soxna yi final ba ci kanam ci sànq la doon daw bi ñett waxtu jotee mu mel ni réewum Angola moo leen dóor ca Congo Brazza fukki poñ ak juróom-ñeent ci fukk ak ñeent loolu nag moo aju woon ci finalu CAN handball ci wàllum soxna yi mbokk yi ponk yaa ngoog ngeen taax ci lu ma ñëw ñu faram fàcce. aywa rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média duñu tay di ko wax xibaaru marax yi dañ koy doore ak liggéeykat yëngatu ci wàllum yoon waa SYTJUST xëy amal ab toogaanu ñaxtu tàmbale ko ca place de la nation ba ca rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose Aya Boun Malick Diop ak ñooñoom li leen miti mooy taxawaayu nguur gi ci accord yenu xaatimoon ñu ne dara la ci defu te itam ña ngi koy dànkaafu nee ñu bu jëlul matukaay yi ci war daañu tàmbali ab grève bu amul ab Kumba Amatlo Sangone Mbaye ña nga woon ca dox ba. liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon takku ba dëgër di doxu ñaxtu li ko dalee place de la nation ba rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose ngir ñaawlu ñàkk jëmal ci digg yi ñuy diggante woon ak nguur gi. ba ñu demee ba dajeek président de la république mu dig ñu ne dina faj suñuy mébét dig bu leer loolu fekk ci ay accords yi nga xam ne amoon nañ ci gouvernement loolu ba ko président waxee ba tey ça fait 8 mois. dara amu ci ndax li ko waral sunu ministre bi nga xam ne moo ñu waroon boot protéger ñu moo delluwaat ci président ne ko lii nga bëgg defal travail de la justice yi 5 milliards 197 millions yi nga leen jox assemblée nationale voté ko xaalis bu bëri la bu leen ko jox ndax boo leen ko joxee day ëpp ci ñoom te daal day yàq mbir yi. ki leen jiite di Aya Boun Malick Diop di ñaawlu ñàkk taxaw bi ñu seetlu ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon. Ismaïla Madior Fall. lépp lu ma wax man du ma ci dóor sama doom ndax lépp lu ñu mës a wax bu ñu xoolee ba xool wax juy dañ la waxu kilifa du dañ waxu kilifa du ratax doo ci jàpp di tarxiis daf ñoo yàgg nax di ñu wax muy dañ loolu nag moo tax ñun li ñuy wax fulaaluñu ko faydaaluñu ko ñu ngi toog di xaar ba gis li mu wax. muy fësal itam ñàkk kontaan ci taxawaayu kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllum koppar. ñi ngi ñeewlu jëfu ministre de la ministre des finances. Amadou Ba moom mi nga xam ne moo fekk ministre du budget organisé ordonné ñu fay ñu ba ñu dugal xaalis bi ba ñëpp gis xaalis bi mu dellu si ne nañ leen rocc xaalis boobu kon boog ñi ngi wax ne ministre de l'économie li mu def ñaaw na te loolu kenn du ko def ci état de droit moo tax ñuy wax ministre des finances Amadou Ba na ordonné ñu fay ñu sunu xaalis. liggéeykat yi nag fas yéene amal grève illimitée bu ñu gisul benn coppite ci seen mbir fii ak njeexitalu préavis bi
di méngoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yi ñu ne. Kumba Amath Lo ñu sant ko gërëm la dox ba hôpital bee di Nabil Choucair nekk fii ci Ndakaaru foofee itam liggéeykat ya bootu ca ànd gësëm ñoom it ñoo xëy summi blouse yi amal ab toogaanu ñaxtu takk seen morso yu xonq la leen métti ne ñu doxalinu Abdoulaye Diouf Sarr la di jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci seen gis-gis dafa toll ci xuppe ak nappe loolee nee ñu duñ ko nangu plan d'action bu bees sax la ñu fas yéenee taxawal buñ ci indiwul saafara ñu gën a dàbbali xeex ba du samay kàddu ñoo ko xamle ci teewaayu Aïssatou Gaye Bala woon ak Thierno Laurent Mendy. waa ànd gësëm tollu nen ci seen 16e plan d'action ba léegi nag utaluñ leen saafara ci seen i ñaxtu ñi ngi woo nguur gi ngir mu ut saafara ci li ni mel. ñun waa ànd gësëm dañoo am lu ñu naqari dem ba 16e plan d'action maanaam fukkeelu xeex ak juróom-benn te ba léegi amuñu nguur gi toog ak ñun. ñu ne nañu dérouler plan d'action boobu ci plan d'action am na ñetti fanu grève mais aussi ñun fii ci sunu district pour redynamiser les troupes ak aussi wane nit ñi li ñu naqari ci sunu district ñu ne nañu def sit-in bi dinañu permettre ñu dajale sunuy militants mais aussi dinañu permettre li ñu naqari ñu wax ko. fu mu ne nii ca hôpital Nabil Choucair dakkal nen liggéey bu bari ba fa amoon. vaccin yi dañu koo jël delloo ko ci district yi kon boo jëlee vaccin delloo ko ci district sa doom du ñàkk kon. te ñun xam nañ bu baax a baax impact bi mu def mais encore une fois ñun duñu responsable dara duñu responsable loolu lu tax parce que c'est état bi moo war a faj nit ñi moo leen war a wér-gu-yaramu nit ñi ci kawam la ndoddam la tegu ñun nag ay travailleurs lañ mais aussi sunu bonne condition de vie et bonne condition de travail ci état bi la tegu kon dañoo taxaw di ko réclamer. ñaax neen kilifa yi ñu ut saafara ngir jaamu askan wi ñi ngi waajal sax ab 17e plan d'action ci fan yii di ñëw. Aïssatou Gueye Ba waa ànd gësam bu ndarit sàllaaw loolee la ñu xëyee dañoo xëy banque seen yoxo maanaam jël ñàkk ya ak fa nu ko defoon delloo ko médecin chef de district bi ñoom it la ñu xamle rek mooy xuppi Abdoulaye Diouf Sarr moo leen neexut ñuy woo jëwriñ ji sax nee ñu mu bokk ak ñoom jataay ñu bawoo woon ci gox yu bëri ñëw ca Ndar niñ ciy teewlu Gàmmu Mbodj yoroon seen kaddu yi mi ngi ko tënk Ousseynou Diop ak Habib Seck. bi nag du li ñu gënal parce que ñun ay njaboot lan te dañ am ay njaboot bu doon suñu sago tey ji ñu dellu fa nekkoon ndax suñu place du fii ñu taxaw du suñu place ci saal yi la ak lii ñu nag def nag du suñu coobare mais dañu pousse pour ñu def ko xam nga koo xam ne avril ba léegi yaa ngi yëglu amatoo luñ lay wax lu dul buñ la daggul la nga war comp lan la doon jox dañ lay réquisitionné foofu moo indi lii mais bu fekkoon ne dañu woo woon ca njëlbeen nga ñu waxtaan juboo ku nekk sàmm ci li mu jubóog sa morom loolu moom li yëpp doon fa àgg. dafa am loo xam ne moom nit ñi il faut que ñu d'accord ci c'est-à-dire li ñu d'accord mooy koo xam ne amul woon dara boo daggee tamit du metti fekkoon ne li ñuy am dafa yanu maanaa ba boo ñu daggee mu metti kooku moom daan kii te tamit li ma waxoon sànq ci laay dellu mooy lii boycott PV bi kooku dose de rappel la. am na yeneen dose yu des. xupp yi la xupp moom amul du tax kenn dellu gannaaw li tax nit ñi dellu gannaaw mooy mu woo nit ñi en tant que responsable ñu toog waxtaan tënk leen ku ci nekk ci loolu ñu tënk nag ku ci nekk daal di sàmm sa kàddu ak sa ngor ci loolu ñu tënk. aywa ñeneen itam ñu am lu leen métti di kuréel gi lëkkale ñu am lijaasa ci wàllum napp gi ñoom it la ñu leen gis rek mooy lu jëm nag ci li bawoo ci géej gi neen nañ koy liggéeyee demeewut noonu seen janoo ak taskatu xibaar ci lañ ko xamle dellu siwaat itam ci ñeent fukk ak juróom ci ñoom nee ñu dañ leen a war a utal am xëy ci fonction publique bi ndax itam lu yàgg la waaye itam leneen loo xamante ne si wax nañ ko muy lu jëm ci seeni projet financement soxla nañ ko mu bawoo ci deex Maymuna Njaay Pape Sangone Mbay ñu am seeni lijaasa ba noppi ci wàllu napp gi ak li ko ëmb ñi am nañu lu leen metti torop ndax kat ci li ñuy yëngatu ba léegi nee nañu gisuñu ci ay jéego yu mat. directeur yëpp ñu toog waxtaan ak ñoom suñu mébét lii la ci secteur pêche ba ci ñu dajee ak ministre Oumar Gueye mu ne ñu lépp li collectif bi ne ànd na ci dinañu jàppale mais boobu ba léegi lépp lim ñu waxoon gisuñu ci dara. xeex bi nag du yomb ndax ba fi mu toll nii amul benn tëralin muy projet boo xam ni yegg na ci cëppaandaw ga collectif bi nee nañu kenn fulaalu leen. ñun ñi ngi dégg mi ngi jël ay nit ñoo xamante ne ñi mu àndal di politique la loolu ñun dañ koy dénoncer
secteur pêche ay techniciens la soxla te ñun gis nañ ni amul ñun ñi am formation bi ñun ñoo nekk nii te ñun amuñu liggéey. fan la ñu jëm nag. ñun dinañ fexe daje ak premier ministre daje ak président assemblée nationale daje ak présidente conseil économique social et environnemental ak kilifa diine yi kilifa aada yi wax leen ni pour jeexal président Macky Sall la ñuy tàllal loxo ci ñuy projet mi ngi DER ma nga fa di nelaw te ñi ngi dégg ñi ngi financé ay ñeneen. yeneen jafe-jafe ak yi tolof-tolof yoo xam ni ñii di yëngatu ci wàllu napp gi ñu ngi koy jànkonteel fi mu toll nii mooy ñàkk sàmmonteeg ak li nga xam ni moom la loi yeeg règlement yi wax ba ci loolu ñoom ñi ngi ñaan ñu xoolaat li ñu duppee licence de pêche. Maimouna Ndiaye ñu sant la gërëm la lañ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi lu jëm ci wàllum ger nag au commandant bu gendarmerie moom ma ngay dànkaafu ña mu jiite ne loolee ca ci ger duñu ko maye benn yoon ca gendarmerie ña ñuy tudd itam di tudd kees yi nga xam ne dañu ko amalee dara du ca dëgg du ca yoon nee na képp ku ca taq wala nga laala ca itam daañu la teg daan yi ko wax Fat Bintou Konté Thierno Laurent Mendy. ab benn circulaire jamono ji moom moo nekk ci brigade gendarmerie di fa lëmbee di wax ni daal dafa am ay koppar yoo xam ne ci yenn brigade yi dañ ko fay séddoo ki nga xam ne moom moo di au commandant bi lee moom nag ma ngay ñaawlu bu baax li nga xam ne moom moo fa am te nag jàpp ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def danañ leen sanctionner sévèrement. am nañu ay tegtal yu ñu woon ne am na ñetti brigade yu am ay yu xam ne rafetul yu am naan ko pratique illicite yu am ci brigade yooyu ma ne loolu ñetti brigade la ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent brigade ak poste gendarmerie depuis quelque temps jël nañu ay ndogal yoo xam ne dañ ko jël pour képp koo xam ne yaa ngi def lu di jalgat bu ko commandement bi yëgee nañ la teg ci yoon te teg yoon boobu mën a dem ba nga ñàkk sa carrière. moom général de division bi nga xam ni moom mooy Cheikh Sène di ñu xamal lu leer ne corruption nekkul loo xam ni dañ koy organiser fii ci gendarmerie ba tax ni circulaire bi ñu génnee ko ngir di ñaaxaat gendarmerie ñu delluwaat ca lañ leen xamee. fu ñu toll loolu ci suñu liggéey lay bokk mais li ma bëgg a wax mooy faagaagal ak def lu bon wala lu ñaaw ci suñu biir liggéey du loo xam ne dafa am gendarmerie bañ bëgg ko wax amu fa. erreur mën na nekk mbooloo mu nekk nduxu mën na fa am mais du loo xam ne dañ ko organiser du loo xam ne dafa am ci brigade gendarmerie loolu amul boo leen seetloo gendarmerie mooy corps bi nga xam ne ku fa def loo xam ne du jubul bu ñu ko yëgee dinañ la jàpp teg la ci yoon te sa carrière mën na yem foofu. moom sax muy xamal ni ay mesures yu takku jël nañ ko ngir li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu ger mu dakk ci biir gendarmerie. ci tali yi di surveiller fexe nañ ba nga xam ne temps bi ñuy taxaw ci tali bi wàññi nañ ñu ngi commencé liggéey ak kilifa yi ba nga xam ne bëgg nañu defar ba nga xam ne tali bi kenn du fa jëlee ci xaalis buñ la defalee amende forfaitaire trésor ngay dem fay ji ko mais doo ko fay ci tali donc ci loolu ci ak liggéey boobu bëgg a rafetal suñu liggéey gën a jekkal suñu taxawaay ci loolu la commandant gendarmerie. moom au commandant de la gendarmerie bi nag tey dafa ñëwoon fi nga xam ne moom moo di foire bi ngir visiter stand bi nga xam ne ay éléments fa la ñu ne. Fatou Bintou Konté ñu des ba tey ci wàllum guerre boobu ak waa société civile bi Cheikh Tidiane Dièye ca la bokk xaatim na ab téere jagleel ko loolu nga xam ne moom mooy guerre mu ne nag tooke la boo xam ne faaw ñu jëlee ko ci réew mi ndaxte itam ñëpp xam nañ yenn ci bërëb yi ni muy doxee la des kay mooy fexe ba jëli dogal ñu teewlu ko di saprera mu tombeek gendarmerie génnee benn note de service général bi wane ni ci biir gendarmerie am na ci ay lu ñu ko wax ni am na ci ay brigades yi ci réew mi yoo xam ne bii dañu am ay kees yoo xam ne ñiy dem ci mbedd mi xaalis ba ñuy jëlee ci nit ñi la ñuy indi di ko dugal ci kees gi xam nga loolu corruption la guerre la méngoo na ak li ma bind ci livre bi. ma jàpp ni loolu mu wax lu may rafetlu la parce que am na courage wu
bind ko donte note de service la boo xam ne ci ñoom rek la waroon yem yàlla def na génn na ba askan wi xam ko lu ñu mën a rafetlu la parce que tamit comme moom njiit la fa gis na ni loolu am na xëy na sax du lu bees ci moom donte wax na ni lu ñu ko wax la waaye fa mu nekk ñun xam nañu ni mbir yi di doxe ci réew mi te yàgg na fi moom xamoon na déjà ni loolu am na mais du li gën a am solo li gën a am solo moo di dem na ba jàpp ni war na jóg xeex loolu yaakaar naa war nañ ko jàppale mu réussir ko mais li ci nekk mooy bis bu demoon rek ni dañu def enquête yi ba enquête yi jeex. société civile ba ca Fuladu itam ñoom it waxtaanee nañu lu jëm ci wàllum ger gi nee ñu jot na ñu xeex ko la seen naataango yi ne ci Ndakaaru wax rek la ñu wax tooke bi faaw mu deñ ca jamono ji itam lu jar a waxtaanal ndax dañoo jub jongante palub njiitu réew ñu dem ca Fuladu fekki fa Abdoulaye Diallo. ngir dooleel élus locaux ci wàllu développement collectivité territoriale forum civil moo laal ab waxtaan jëmale ko ci wàllu ger. parce que gis nañ ne collectivité locale dañuy soxla formation parce que ñuy dem ci wàllu ci élection 2019 donc il est important que ñu préparer suñu membres préparer aussi les élus locaux pour en tout cas ñoom ñëpp ñu mën a taxaw tem xeex wàllu ger ci seen collectivité locale. bile activité dafa bokk ci yaatal gi ñu fas yéene yaatal li ñu duppee la certification citoyenne ci commune yu Sénégal te Union européenne dugal ci loxoom. gis nañ ne peut-être pour population mën a xam ne ger baaxul il faut que ñu xamal leen ci wàllu seen dundin naka la ger bi di amee impact naka la yàqee seen dundin par exemple soo leen joxee exemple hôpital ñu ne par exemple ger mën na dugg ci hôpital par exemple médicaments yi ñu naroon a utiliser pour faj ñi feebar mën nañ jaay médicaments yooyu de malade ñëw ñu mënuñu ko faj mu dee donc gis nañ ne danger corruption donc day wane ni corruption crime la. donc gis nañ ne ger dafa nekk loo xamante ne sooxe na suñu économie tey bu ñu naan tey dëkk yu néew yu doole lañu daanaka ger bokk ni ci lu ñuy gën a néewal doole donc ñu ne loolu askan wi pour ñu mën a gën a xam pour ñu mën a gën a xeex ger war nañ ko d'abord ñu xam ko te pour ñu xam ko moo tax ñu ñëw fi tey gën leen a dooleel wan leen d'abord lan mooy ger wan leen ger naka lañ koy gisee tous les jours. sensibilisation bi ñu jagleel wàllu ger dafa war a gën a yaatu ndax mboolem askan wi mën a def wàllu xeex ger seen yëfu bopp. Abdoulaye Diallo ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen xam ngeen ne nag ni démb la président Macky Sall doon fësal téere bi mu xaatim dippee ko Macky Sall le Sénégal au cœur bokk na ca itam lam fa waxtaanee bu weesoo livre bi xar kanamu Ndakaaru gamu ne jot nañu soppi ko ndax mbedd yi léeg-léeg ñu amal ci naka su dul noonu jàll ko ba doo am foo jaax Jibi Diallo nag di sous-préfet bu Ndakaaru ànd naag moom ca loolee nee na itam bu weesoo rek nañuy soppee xar kanam gi waaye mën naa indi musiba mu ne bépp dogal bu ci wax dinañ ko jël ñu teewlu ko ak Fatoumata Touré. occupation voie anarchique voie publique dafa am ñetti problème yi muy créé am ñu yaakaar ne day yokk économie bi mais man li ma lay xamal mooy que ne dafay retarder économie réew mi secteur informel bi dañ ko war a organiser organiser l'occupation de l'espace amul benn réew bu développé wu ci biir indiscipline ma yaakaar nag loolu bu fekkante ne war na am il faut que nit ñi nga xamante ne mooy acteurs yi ñu toog waxtaan xam ne répression bi war nekk la dernière des choses loolu moo tax ma yaakaar ne en ce qui nous concerne ñun tant que ñu ngi fi xeex occupation anarchique bi xeex tey garage sauvage yi duñ ko mës a bàyyi. voie publique dafa am ñetti problème yi muy créé am ñu yaakaar ne day yokk économie bi mais man li ma lay xamal mooy que ne dafay retarder économie réew mi secteur informel bi dañ ko war a organiser l'occupation de l'espace amul benn réew bu développé wu ci biir indiscipline en ce qui nous concerne ñun tant que ñu ngi fi xeex occupation anarchique bi xeex tey garage sauvage yi. aywa ñu wax ci leneen muy manœuvre nationale di Saloum 2018 bi ñu amaloon loolu nag taxoon na sax daal ba ñu amal liggéey yu am solo jëmale ko ci armée de l'air armée de terre ak bi jëm ci wàllum géej gi ñu ne lu toll nag ci junni élément ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent waaye itam ay daamar lim bu am solo aéronef naka noonu ñu ne mbir mi nag ko jiite woon di liggéey bi mooy général de brigade Cheikh Wade nekk chef d'état-major de l'armée de terre Hadia Talla ci ndimbalul waa DIRPA ak image yi. xeetu manœuvre bi mi ngi tudd Saloum 2018 zone militaire numéro 3 ñoo ko dalal diggante ñetti fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre ci atum 2018 muy exercice interarmée maanaam lëkkale xeetu corps yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci armée sénégalaise muy armée de terre armée de l'air ak mer
ci scénario boo xamante ni rek kilifa yi ñoom ñoo ko def ngir rek gaawtul li naan intervention yi bu yenn mbir amee groupement yi nag ñi ngi leen dalal fii ci ñombaato nekk ci RIP ci commandement wu général de brigade Cheikh Wade moom mi nga xamante ni moom mooy chef d'état-major bu armée de terre kilifa yi l'armée sénégalaise nag liñ ci jublu mooy fexe rek ba nga xamante ni mën nañoo fànq yenn fitna yi nga xamante ni moom moo lëmbee àdduna bi rawatina Afrique sowu jant ñu koy wax terrorisme ak xeetu extrémisme violent yooyu. ku ne xam na ni nag armée bi am na concept bu am solo boo xamante ni it dañ koy wéyal fii ci Sénégal ñu koy wax armée nation moom moo tax ci opération yi am na ci étape bu am solo rawatina rek ci Ndramé Escale muy localité boo xamante ni digganteem ak Kaolack toll na ci fukki kilomètres ak ñaar directeur de la justice militaire ñoom nag biñ fi ñëwee daal dinañ leen di gën a leeral fi opération bi toll. ñu jóge fa daal di visiter hôpital militaire bi nga xamante ni hôpital de campagne la ñu daal di koy def ci barab bi laataa ñuy dem ca Ndramé Escale foofu teewee nañ fa rek wàcc parent muy loo xamante ni lu rafet la ci bis bi. lii lépp rek day wane ni ñoom kilifa yi rafetlu nañ li nga xamante ni moom mooy Saloum 2018 di manœuvre boo xamante ni ñi ngi ko tëjee ak ay entraînement wante tamit défilé boo xamante ni daanaka ñëpp teewee nañ ko muy lu kilifa yi rafetlu. ñu leen ko waxoon ci bopp xibaar yi xibaaru aada ak cosaan yow nag di film bu bees bu Omar Sy muy dellu siwaat nag ci taarixu genn gune gu góor gu am fukki at ak ñett ak itam mag daal moo xam ne am na expérience projection bi amoon na ci Ndakaaru ci teewaayu Aïssatou Paye. film bi nag di Yawoo nekk histoire bu daw yaram diggante Yawoo ak ki nga xamante ne moo di héros di benn acteur bu ñuy wax Seydou Tall seen ndaje nag bu amee day nekk relation boo mel ne diggante papa ak doom. film bi nekk na film bu humoristique ak boo xamante ne dafa tendre ba nga xamante ne cinéphile yi ku nekk am nga ni nga ko gisee rawatina nag kii di président bu groupe Futur Média. ñëpp xam nañu ne moom mooy acteur bi gën a mag ci France gën ci siiw bu demee jël benn film ne ñëw joué ko fii ak ay acteurs yoo xam ne fii la ñu nekk te loolu wane na mu jox leen possibilité pour ñooñu feeñal seen xam-xam mën nañ ci citer ku mel ni Germaine Acogny macha allah. ci taxawaayam mën nañ ci cité ku mel ni taximan bi ki doon dawal taxi bi gis nañu ne que xarañ la xale bi nga xam ne moo joué Yawoo tamit loolu wane na ne que Omar bëggul woon ñëw fii rek àndaale ay acteurs yu nekk ci niveau am mais ñoo xam ne que xëy na amuñu chance bi mu am pour ñu mën a feeñ loolu d'abord relevé naa ko ci ñaareel bi moom mooy bii mooy ñaareel yoon bi mooy ñëw ci Grand Théâtre di seetaan film wane na aussi que sunu cinéma yi ñuy def fii technique bi ak niveau technique bi baax na. lu jëm nag ci présentatrice bi nga xamante ne mooy def matinal bi di Kinkiliba moom waxam nii la ko tënkee. J'ai beaucoup aimé le film. On se retrouve là-dedans en fait. On retrouve le Sénégal qu'on aime et vraiment j'ai exactement le Sénégal des profondeurs. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Ben Jogay Bey nekk réalisateur bu xarañ moom nag nee na film bi mën nañ ko tuddee road movie. man li ma gis ci film yi mooy xam nga genre film yi nga xam ne da ngay jóge ci espace bi di dem comme moom français la li ma ci intéressé mooy wane ne suñu espace yi comme marché yi ni muy demee wala gargote yi wala yu demee noonu quoi. et puis jeu Omar Sy ak xale bi vraiment c'était bien. film bi daal moom da nga koy seetaan ak mu yaatal sa xol quoi pour ainsi dire. ci gis-gis ki nga xamante ne mooy acteur principal bi di Omar Sy film bi day wane Sénégalu atum 2018 waaye nag mu xamale ne diggante personnage fictif bi ak moom ci jëmu boppam am na ay différences. Aïssatou Paye jërëjëf xibaar ci tënk ak tàggat yaram handball Coupe d'Afrique des Nations bi ñu doon amal ca Congo Brazzaville sunu gaynde yu jigéen ñi nag ña nga woon ca final ba waaye Angola da leen mujjee dóor fukki poñ ak juróom-ñeent ci fukk la ak ñeent mu ngoog mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi Sara Cissé noppi na ci xibaar yi ci français ñu fanaan jàmm.